asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki diaspora asalaamaaleykum adduna bi waaw l'heure est grave mes chers frères et sœurs l'heure est grave ñoo ngi toll ci moment bi nga xam ne instant moment de crise la muy coronavirus bi nga xam ne moo lëmbe àdduna bi tey on voit que am na ñi nga xam ne ñoo ngi politiser coronavirus bi def lu leen neex ndimbal bi di jaar gauche di jaar droite ñii di jël ndimbal bi di ko def seeni poche di ko dese ak seeni mbokk te askan baa ngi fii sonn sénégalais dafa sonn sénégalais yi dañoo sonn sax laay wax les sénégalais sont fatigués. am na ñu bëri ñi nga xam ne licencié nañ leen ci seen liggéey dàq nañu leen liggéeyatuñu am na ñi nga xam ne bu ñu añee duñu reer ñii bu ñu ndékkee duñu añ ñii bu ñu añee duñu reer ñii bu ñu reeree xamal ne duñu ndékki le moment où nos autorités di jël suñu xaalis di ko pasare heure bii nii lañu war a ndimbale nit yi heure bii nii lañ nar a dimbale nit yi mais defuñu ko. ana jom Sénégal, ana jom mes chers frères, ana jom, ana fulla, ana fayda, ana yërmande bi nekkoon ci doom ci sénégalais bi, ana yërmande bi nekkoon ci sénégalais bi. Sénégal vraiment kenn xàmmeetu ko, kenn xàmmeetul ban Sénégal la ñu nekk. Nous sommes dans quel pays? ana Sénégal bu Serigne Touba Mbacké, ana sëriñ Sénégal bu Mame Baye Niass, Mame Limamou Laye, Mame El Hadji Malick Sy, ñi nga xam ne dañoo liggéey xeex ngir ñun tey ñun ñu taxaw ngir bànneex àdduna chaque jour di gonfler coronavirus bi dem na ba ñëpp kenn gëmatul coronavirus bi résultat yi kenn gëmatu ko je dis bien. Pourquoi pas chaque jour état Sénégal di taxaw fii nii di wax lu amul te alors que ñoo ngi créer fii nii ay structures yi nga xam ne amuñu benn njëriñ. ACCT ban njëriñ la am qu'on se dit la vérité. Couverture maladie universelle ban njëriñ la am. Hôpital yaa ngi nii am problème sonn da ngay feebar war a faju doo mën a faju nga nar a liggéey wàcc noppalu ko doo ko mën. Instant bii nii jeunes yi yëpp ñoo ngi am fayit, jeunes yi yëpp dem nañ am fay kenn liggéeyatul ñu doon liggéey di si am benn salaire bu 50 000 wala 30 000 pour dimbale seeni waajur amatuñ ko. nañ xoolaat suñu bopp de ñun sénégalais yi nañ xoolaat suñu bopp. Sénégal bu démb, Sénégal dafa gëmoon boppam démb gëm ay réalité am mais instant bii ñun dañoo bofooyee suñu réalité gëmatuñu dara. ana borom am yi borom alal yi nar a dimbale nit jaamu yàlla bi tey ñuy taxaw di politiser coronavirus bi di jël ay ceeb di ko jox ñi nga xam ne yelloowul ñu ko sax te nga bàyyi ñi nga xam ne dañ ko yellool. ñaata doomu sénégalais ñoo yellool ceeb bi, ñaata pauvre sénégalais ñoo yellool ceeb bi. Cri du cœur laay waxee, sama xol a métti moo tax ma def live bii nii. sama xol mooy métti moo tax ma def live parce que man je ne peux pas concevoir que ñu nekk sénégalais di taxaw di naan sénégalais pays de la teranga boobu noonu mënuñu terangal kenn. ay ministre seeni doom bi taxaw fii ni di jël suñu xaalis di ko pasare ñii di jënd ay oto yi gën a cher, ñii di pasare xaalis bi ñu koy partager ci internet bi, réseaux sociaux bi, partout waxuñu ci. am na cas yu gën a critique feebar bi mu ñëwee ba léegi ci la njaaxu mi bëri di génn. xoolal Sénélec, xoolale ma Sénélec ak atelier yi xuloo ba léegi gaa ngi xuloo. Institut Pasteur ñoo ngi fii nii di gonfler liggéey yu bëri ñu arrêté leen dàqulu ay agent ñi nga xam ne tey ñooñu ay yaakaar lañu ci seeni famille. ana Sénégal bu Mame Baye Niass, ana Sénégal bu Seydina Limamou Laye, sénégalais bi amoon jom fulla fayda
bëggul ku ko yab muy taw mbaa muy naaj moo ngi ci kaw ndax am lu mun a dimbalee njabootam am lu mun a yóbbu këram tey sénégalais boobu noonu moo taxaw tey di perte dignité am di jaay ngorom ndax lan alal bi nga xam ne fii lañ koy bàyyi day yàgg rek waaye fii lañ koy bàyyi amul kenn kuy dee di yóbbaale alal kon mbokk yi nañ delluwaat ci yàlla te bàyyi caaxaan yi nañu bàyyi caaxaan yi l'heure est grave man la sortie du président de la République tout récemment là man daf ma bett man en personne parce que j'avais pensé que il allait prendre les précautions concrètes soit mu yóbbu heure bi indiwaat ko ci kaw mais je n'ai jamais pensé que ni dina delluwaat heure bi ci ginnaaw yow bi nga amee 2-3 morts nga dóor état d'urgence bu gën a gaaw fi mu nekk nii yaa ngi ci ay 26 xaw ma 25 morts ngay wàññi ay heure monsieur le président xaw ma ku lay conseil de mais nga baal ma ko wax sa amoo conseil monsieur le président amoo conseil monsieur le président de la république ku lay conseil newul di la conseil dëgg moo ngi lay nax parce que tey yow la ñu yaakaar yow la ñu gëm teg la ci kaw bopp Sénégal nga war a mun a diriger Sénégal teg ko ci axe teg ko ci code mais bu fekkee dañuy jël des gens di leen jox ñuy diriger ñooñu di liggéey pour seeni njaboot kese kon à quoi sert Sénégal di organiser ay élections à quoi sert que Sénégal di organiser ay élections sénégalaises soyons dignes nañ gëm yàlla gëm Serigne Touba gëm Mame Baye Niass gëm Seydina Limamou Laye gëm El Hadji Malick Sy nañ leen gëm parce que ñooñu jaay ñu seeni ngor de dañoo xeex ba am lu ñu bëgg ñun ñu ñëw war a mën a topp seeni tànk ñu toog fii nii di taasu ak raasaatu nañ delloowaat suñu xel fa yàlla dara néew fi lu dul yàlla suñu borom dara néew fi lu dul yàlla suñu borom mbokk yi nañ delloowaat suñu xel fa yàlla ñu bàyyi caaxaan yi l'heure est grave foo dem ci àdduna bi États-Unis bi nga xam ne moo ëpp doole àdduna bi téeméeri junni yoon tey moo ngi nii ci 1 million et quelques contaminés 1 million et quelques contaminés fi mu dem ba jaaxal États-Unis Italie Espagne France mi nga xam ne moo ñu colonisé asantuma ñun sénégalais nañ xoolaat suñu bopp de nañ xoolaat suñuy doxalin l'heure est grave ma leen di sant di leen gërëm ba beneen yoon incha allah.